yaa xam dégg nga DG nee na de pastel ak akara. ak akara peut-être xëy na tamit am nay ferñeent ah. Oui. Ah oui. Beignet ak Accra, c'est déjà Accra bi c'est riche en fer. C'est du haricot. Ak yeneen bagages yi, la sauce et tout ça. Pourquoi? Parce que le fer dañu ne c'est plus de 31 calories dans le corps humain te ñu ngi ci weeru koor. te moom wax na lu leer déjà. Dimension culturelle bi am ci Sénégal parce que bon les uns et les autres ne coupent pas de la même manière. Absolument. Mais en plus de ça Maïmouna wax na ma ko léegi c'est la valeur le dialogue islamo-chrétien. Dafa ne ça fait 20 ans qu'il achète choléra bi plus fidélité bi c'est la même personne. Mais Accra il y a un secret dans Accra que je n'ose pas dire ici à l'antenne. Alors Imam gis nga monsieur Racine Talla li mu indi ci wàllu moom itamit naka lay ndogoo comme ni ko Aïcha waxee ce qui fait la richesse de notre pays justement c'est cette diversité culturelle ba ci li nga xamante ne bi moom mooy lekk gi. waaw man de li ma ci dégg mooy directeur ni mu waxee yi mu tegle yooyu yëpp ci diggante akara jeeg pastel beeg croissant beeg café bi dama koy dugal ci benn baat. waaw nee na mi ngi sant yàlla. xam nga. ma putuxlu ci laaj benn laaj. waaw. lii yëg neex ci nit lan la. ngay lekk dara mu neex lan moo koy yëg ci yow ba nga xam ne lii neex na. est-ce que du xel mi wala. xel. Làmmiñ. làmmiñ. xol. ah xanaa xëy na rek rees. soo suuree. xam nga luy yëg neex ci nit. muy wér. alhamdulilah. yal nañu ko yàlla may. loolu nag la DG bëgg a wax. dafa bëgg a wax ne maa ngi sant yàlla. bu baax a baax ndax may na ma wér gu ma ko woorale. ba heure ndogu jot. mu wërsëgalal ma. lu ma ndogoo. dëgg la. jël yëpp nag. delloowaat ko yàlla nag. ci baat boobu di yàlla maa ngi lay sant. ndax wér googu nga xam ni. mooy yëg neex ci nit. ndax yaram. bu siburoo. lu ceebu jën neex boo ko taajee mu ne neexul. ci lu neex dëgg la ci lu leer. ci lu leer ci lu leer. alors Imam tey di dernière émission album Ramadan. ñu woor ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla kori gi yegsi na. nga ñëw ak ñun tamit ci li nga xamante ne bi moom mooy korité. mu nekk tamit lu am solo ci dundu ni jullit parce que nee nañ mois bi mois wu promotion la. muy jeex xaw a naqadi tuuti nag ci xolu jullit yi. dëgg la waaye kori tamit ñëw lu nga xamante ne bi yàlla tamit digle na ko. xam nga dafa am lu yonent bi wax. alayhi salaatu wa salaam ne jullit yi. bu ñu xamoon li leen yàlla defal ci weeru koor. kon doon nañu xeeb benn weer wi lool. kon dañuy jooy naan lu tax weer wi nekkul fukki weer ak ñaar yi yépp ndax yi ci daje. moo yombul. moo tax ci gàttal mu wax ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam perte na ki weeru koor ñëw ba dem bàyyi ko bàkkaar bu ko yàlla jéggalul. dëgg la. kooka perte na. weeru koor ñëw ba dem. bàyyi la ak bàkkaar bu la yàlla jéggalul. nee na kooku perte na. nee na kooku perte na. waaw. parce que ñetti pàcc la. ñetti fukki fan yu jëkk yi yonent bi nii yërmande la bu yàlla xool jaamam yi. bu ñu nee taafeer weeru koor. xëy suba sa koor. yàlla dékk na jaamam yi ko gëm. ba nangu koo wooral. mu dékk leen bëtu yërmandeem. ku ne mu lay xool bëtu yërmandeem. loolu ku ca sédduwul foo jëm. wallaay. perte nga. yal nañ ca séddu. yal nañ ci séddu. moo tax ma it ma wax ci ni foofu. ñu nit war nañ cee delloo yàlla njukkal. ci xool bi mu ñu xool bëtu yërmande. mooy ñu nit ci sunu biir nañu xoolante bëtu yërmande. ndax ku sax boroom xool bëtu yërmande. nga war a mën a xool sa moroom jaam bëtu yërmande. kon nañu yërëmante. bu ko defee ñu delloo ko yàlla njukkal ci bët boobu mu ñu xool.
fukki fan yi ci digg bi te mooy fukki fan ba ñaar fukki fan yonent bi wax ni alayhi salaatu wasalaam njéggalu yàlla la guy daw ci jaamam yi ku amoon bàkkaar feese ko sang ngo ba set desewtoo benn bàkkaar kon yàlla jéggal na ci ñépp ma ni foofu it ñu nit war nañ cee génne njukkal te mooy njukkali kenn ku ci nekk nga fas ci sa xol yi wan ko yàlla ni ko sama moroomu jaam bu ma ameeloon àq baal naa ko ndax yow nga baal ko ndax yàlla ndax ku sa borom jéggalit te jéggal la njéggal gu tol noonu yow it nga war a mën a jéggal sa moroomu jaam yi nag wax dëgg yàlla dëgg la kon ñun ñëpp kenn ku ci nekk fas ci sa xol wan ko yàlla ni ko sama moroomu jaam bu ma ameeloon àq jéggal naa ko yaa xam jéggal naa la jéggal nga ma jéggal naa la may mën a jéggal nga ma jéggal naa la maa ngi lay jéggal jéggal naa la jéggal nga ma waaw yaa xam ñun ñëpp ñi ngi àndandoo di jéggalu tey ñaan ñi nekk ci biir kër yi voilà ñu jéggal ñu ba pare ñoom seen biir ñu jéggalante waaw di ñaan ñu jéggal ñu bu baax xam nga lu tax wax dafa metti léeg-léeg nga wax loo xamante ne bi xëy na yaa ngi blessé benn nit moo tax ñu ngi ciy jéggalu bu baax waaye nag ñu bàyyi la nga yeggale beneen fukki bi ñu ko defee ma xuus mu ngi noonu waaw teewaaleet mi ñu fasaala ci ni képp ku ñu ameel àq jéggal nañu la ñu fas loolu man boole naa ci bor sax ku ma ko ameeloon te am na ñu ma ameel bor jéggal naa leen ngir jëmmi yàlla bor ba macha allah nga xam ne que émission album Ramadan kon li ngi fi wax tey Imaam dañ la ciy sant bu baax képp koo xam ne yow yoreel na la bor jéggal naa ko yow jéggal nga ko te yàlla tax ci jéggal gii ma yàlla jéggal yàlla na nu yàlla may xol ci li la yàlla jéggale jéggal naa ko moom it macha allah fukk yu mujj yi waaw mooy fan yi ñu tollool yi nga xam ne des na tuuti ñu wari waaw incha allah waaw bu doon xam nga fu ñu toll nii déedéet mooy yonent bi nee na képp kenn ku nekk ci ñun ñi gëmoon ba wooroon yàlla goreel na la ci safara dootoo kuy dem safara fi ñu toll nii fi ñu toll nii dëgg la ku woor ba heure bi nekkatoo kuy dem safara dëgg la ndax yàlla dafa ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ma sama jaam yi ma wooral fan yi ba mu jeex waxal ma leen nee leen seet naa seet man yàlla ban bàkkaar la ñuy defete bu jar mu yóbbu leen safara xaw ma ko kon nag dañoo war a ndokkeelente ku tase ak sama ni ko ndokkale mais Imaam noonu la ñuy waxee yaa xam balaa ñuy dem ci élément bi ñu war a dem da nga tënk fukki fan yi nga séddale ko fanweeri fan yi nga séddale ko ci ñetti fukki fan mais jeexalit bi ñu gis ne dañuy dem wuti ay yére yu yànj yu gën a rafet ñu génn jigéen ñi defaru ñu rey gàtt yi joxante lekk bi ba pare balonte ak joxante ndéwénal lu ko waral xam nga ci lu gàtt rek ci ku ko mën soo mënee daloo lu bees ndax bésu feet la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax ni bis boobu bis bi ñu xëy di julli ji na ñëpp génn góor ak jigéen nee na même mag ñi amul kàttan sax nañ leen dimbali ñu génn ndax yàlla dafay jegeñal boppam ci jàmmam yi pour bëgg ñu siyaara ko moom yàlla te ku génn di dem julli ji mu xool la te ku mu xool adduna bu baax ak àllaaxira bu baax macha allah dañuy kontaan moo tax mu wax ne na ñëpp génn macha allah dañuy kontaan baatu ñetti fukk yooyu tamit gis nga baatu fanweer ci wolof firiwul 30 moo tax mën nañu wax 30 jours wala 29 jours xam nga fanweer mooy lan mooy fan yi weer wi mën na ñëw di 30 mën na ñëw di 29 fan yi weer wi ñoo ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax déglu ko saa su ne def ñuy neex seen émission album Ramadan dañuy kontaan nag may ci image yi nga xamante ne bi Imaam image yi nga xamante ne bi RTS la xewe woon waaw mooy bi le DG de la RTS monsieur Racine Talla indil leen li nga xamante ne bi mooy ay sukkaru koor muy tradition boo xamante ne bi dafa xaw Sénégal vraiment ñuy fasante kóllëre à chaque fois ak teraanga Imaam mu nekk lu nga xamante ne bi l'islam sopp na ko tamit teraanga diggante jullit ak jullit dëgg la xam nga yonent bi dafa wax ne alayhi salaatu wasalaam ku woor ba ngoon nga dogal ko kooram maanaam nga jox ko lu mu dogee kooram
nee na yàlla jéggal na la say bàkkaar macha allah benn ba noppi jox na la yoolu ki doon woor te nga dogal ko kooram yool bu tol ni yoolam am nga ko booleeg sa yool te du wàññi moom ca yoolam dara macha allah Racine nag lii doon yi guleet la du guleet def na ko defati ko defati ko waaw yaa xam imam li mu wax ma ci dolli rek pour rebondir ci def na ko fii ci RTS wante sànq Prince mu may laaj naan ma présentation bi dugaloo ci ne maire boobu yegg seeguñu woon waaw parce que ni mu ko defee RTS noonu la aadawoo tamit di ko def ci gox ba nga xamante ne fa la dëkk Wakhinane Nimzatt yàlla may nañu ñu am chance demoon di tourner comme ni ñuy tourner portrait yi ñu dem ci gox bi foofu di def suñu reportage ba tombé ci muy def ni ni mel comme ni mu def biir RTS def ko ak ndaw yi nga xamante ne ñoo yeewu foofu ca Wakhinane Nimzatt def ko tamit ak ay jigéen ak góor yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci mairie ba ñu ngi noonu donc mu nekk rek loo xam ne dafay firnde di wane encore une fois ne weeru koor bi weeru générosité la weeru partage la weeru njéggal la wante tamit weeru séddoo la ak jàppalante gis nga may li mu def ni gis nga bu weeru aj màkk tero da ngay gis tamit ci dooleem bu ñu jëlee li nga xamee ni kër gi moo ko génnee ba pare moom ci boppam dafay génnee ay billets yoo xam ne daf koy jagleel ay nit pour ñu dem aji màkk donc dafay dellu si ci générosité bi ñu doon wax c'est-à-dire moom daal xam naa ni am na lu ko yàlla defal ci loo xamee ni partage séddoo comprendre na vraiment signification loolu imam si sa contrôle je pense que yàlla ñu njëkk di sédd comme yàlla ñu njëkk di sédd te lu mu am jox nañu ko ñun tam ñi nga xam ne ñoom ñu la gën a fonk muy doomu aadama dañu war a am lu ñu am ñu jox leen waaye sànq ñu ngi wax billet Makka yi muy joxe ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci àddina bi di joxe ay billet Makka lan mooy importance su jël billet Makka jox ko jullit ne ko demal nga siyaare sallallahu alayhi wa sallam est-ce que gis nga ka aji dina am yool yow ma ko jox billet it di nga am yool macha allah gis nga yooyu ñu tudd yépp ci wàllu joxe ndogu ci wàllu maye billet Makka gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn du moom déedéet xam nga da nga ni joxe billet pour dem ziyaara ji yonent bi xam nga aji Makka moo ñu yóbbu waaye xoolal yonent bi rek tolluwaayam fi yàlla doo gis ñaare léeg-léeg gis ko ni damay ziyaara ji yonent bi te fekk dafa waroon wax ji damay aji mais tedd nga am ak màggaayam moo toll noonu fa yàlla te nag li ma bëgg a teg ci loolu dama bëgg a wax léegi wax boo xam ne neexul dégg mais su kàddu gi daanoo dina yomb a dégg ndax su ma ko waxee li may bëgg a jëkk a wax du neex a nangu mooy lii ñu gis directeur général def ko ci wàllu woo ñiy waxtaan ci wàllu diine xoolal diine yàlla nee na yonent bi nee na wax ci alxuraan mu dajale ñooñu ci biir koor gi ni kaay ma teral leen muy benn aji màkk ñëw muy juróomeelu ponk lislaam mu dajale war ca ni kaay ma yóbbu leen màkk ma bëgg a wax ni directeur général deful lu rafet bu kenn dem nag na ñëpp dikk liñ naan bul dem dikkal ayca dawal Prince DG Racine yooyu ñu wax ni moom la def deful lu rafet xam nga lu mu def lu baax gis nga lu baax du moroomu lu rafet dëgg la dëgg la gis nga lu rafet
lu mu rafet bu ko yàgg jàppee ba bàyyi ko mu ñaaw lu baax la yàgg mënulul dara lu muy gën di yàgg muy gën di baax moo tax directeur général lu baax la def. J'avais même envie d'applaudir mais ñi ngi tàcc suñu xol ndax nee nañ saay soo xëyee rek ci àddina da ngay jàng te ku nekk ci keppaaru mag di nga am lu bëri loo fa jëlee donc dañuy ñaan yàlla ñi nga xamante ne bi ay mag la ñu nekk ci réew mi yal na leen fi yàlla saxal tout simplement parce que dañu soxlo seen xam-xam dañu soxlo seen yar macha allah imam kontaan nañu lool mbokk yi nag di xuus ci album Ramadan RTS 2 dernier numéro di dem nag seeti ji beneen sujet di fàttali ki nga xamante ne bi mu nekk suñu portrait bi tey di suñu directeur général monsieur Racine Talla Je fais la marche, mais aussi exercice, activité physique, avec vélo et tout, tapis, tout ça je le fais. Maintenant, c'est pas tellement régulier, il faut dire la vérité. Hein? Bon, c'est pas très régulier à cause des activités. Mais lu may conseiller nit ñi la parce que il faut surveiller son alimentation. Manger moins sucré, moins gras, moins salé. C'est extrêmement important aussi am dans la vie une activité sportive parce que loolu dina réguler sa circulation sanguine, dina la prévenir yenn maladies cardiaques yi etc. ak vraiment c'est extrêmement important et je pense que manger sain, faire au moins une activité sportive et puis liñ lay laaj même su loo tayal nga def marche 3 fois dans la semaine nga marcher pendant 30 minutes 45 minutes 1 heure di waxtaan et cetera vraiment lu am solo la ñu koy conseiller ñëpp mais vraiment dinaa gën a aménager nag sama temps parce que loolu ci santé la bokk. Président Macky Sall maa ngi commencé liggéey ak moom en 2005 2006 biñ ko nommé premier ministre man maa ngi nekk directeur éducation pour la santé mbokk la ñu woon gaa par alliance mais miinante wuñu woon trop mais un jour dama toog en tant que directeur de l'éducation pour la santé ñu ne ma da ngay accompagner premier ministre boobu Abdou Fall mooy ministre de la santé da ngay accompagner premier ministre Washington parce que day représenter ji Maître Abdoulaye Wade à la conférence sur le sida ñu ne ma yow nag yaay jouer rôle journaliste bi donc j'ai eu l'honneur président ak soxnaam Marième Faye Sall maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu soxna bu baax jàppale aussi askan bi jàppale waa Wakhinane bu baax a baax donc mu gunge ko et puis bi ma ñibbisee presque relation bi dafa continuer bi ma ñëwee defal ko reportage RTS et tout bon ànd ak ministre santé vraiment mu remercier ñu ci liggéey boobu et puis ñu continuer parce que comme président Wade daf ko nommé directeur de campagne pour les législatives nommé ko aussi tête de liste directeur de campagne pour candidat Abdoulaye Wade en 2007 nommé ko aussi tête de liste pour élection législative alors mu teg ma ci wetam comme conseiller en com vraiment ñu jàpp si et puis yëpp yàlla may ko ndam et ma koy gérer ces images audiovisuelles yi génn télé et tout et puis loolu sax moo continuer aussi en 2012 comme ay mbokk lañu aussi loolu gën a dëgëral mbokk mais xarit bi aussi taxaw mu jox ma confiance boo xam ne loolu nekk nag honneur bu rëy pour man dénk ma RTS loo xam ni ça fait partie du dispositif stratégique de l'État le service public de l'audiovisuel mu jàpp si nag bu baax a baax parce que jàpp na ci financement bi muy ci francophonie muy ci élection présidentielle bon presque fii dugal na fi président de la République jàppale nañu à plus lu ëpp 20 milliards loo xam ne yëpp ci équipement la tey mu fi nar a tabaxal RTS aussi immeuble boo xam ne presque R+9 la réhabilité immeuble bi fi nekk loolu mu ëpp presque mu nekk ay milliards yu bare
Ramadan, the month of blessing. Tey on a 14 stations de radio ci région yëpp am aussi 2 stations de télévision muy Tamba ak Ziguinchor war a ubbi bu Matam réhabiliter rajo Matam yooyu yëpp c'est quand même avec l'aide et l'appui généreux du président Macky Sall donc pour wax na li rek relation boobu relation de travail la mais relation d'amitié la xarito te ma koy sàmm bu baax a baax a baax. maa ngi jeexal di la wax ni aussi man dama la yàgg seetaan du ci émission bi rek di rafetlu trop sa liggéey ñi ma xam nañ ni dama lay seetaan bu baax damay seetaan RTS2 seetaan aussi yaa xam avec beaucoup d'émissions yoo xam ne vraiment ça sort un peu des sentiers battus c'est une télé charmante et xam naa avec seen directeur ambition yu ñu am incha allahu rabbi di ngeen xam ni bàyyi nañ leen xel bu baax a baax et très bon courage. dañuy kontaan nag wax dëgg yàlla Prince ci li nga xamante ne demoon nañu seeti le directeur général de la RTS mu ne bàyyi nañ leen xel bu baax a baax c'est important parce que comme j'ai dit da ngay def carrière ci audiovisuel te doo démarrer une télévision alors on a eu la chance de démarrer RTS2 monsieur Racine Talla a eu la chance de démarrer une chaîne de télévision et ça c'est important comme le dit souvent Lamine Fall RTS2 c'est le bébé de Racine Talla c'est lui tout simplement ainsi que station régionale yi nga xamante ne bi daf ko ànd ak monsieur Omar Ba ak technicien RTS yëpp ñu tijji ko donc loolu c'était important de le souligner alors mu ñëw Rougui ci wàllu santé comme il l'a dit il est important de marcher voilà de faire d'autres choses yu nga xamante ne bi en tout cas on découvre l'homme en fait absolument ni nga ko waxee noonu la bien qu'il ne soit pas comment dire régulier dans la pratique de l'activité sportive mais quand même il fait de la marche un peu de vélo ak yooyu te di ko digal tamit nit ñi et c'est très bien man damay ñëw rek ci marche bi nga xamante ne wax na ko parce que c'est une activité sportive complète parce que marche li muy def ci nit dafa bari dina réguler sa tension artérielle dina réguler sa mauvais cholestérol la bonne humeur le bien-être surtout nag quand on veut perdre du ventre parce que am na âge boo xam ne déjà boo ko commencé am c'est inévitable. Absolument. Le ventre commence à s'installer. Aïcha ngi xool bosam donc dafay wane ne rek marche dafa nekk surtout nag booy dox nga am habitude de contracter le ventre dafay tax muy dem naturellement te doo ci def effort yu bëri marche am na njariñ surtout nag dalay permettre nga évacuer les mauvaises ondes comme ni ñu koy waxee xalaat beeg ñoom seen xam naa ne tey comme waxtu bi daf ñoo xoj foofu la ñuy yem ci marche bi di ko digal ñëpp di leen wax ne nag baax na ci wér-gi-yaram parce que c'est une activité physique complète boo xam ne da lay dimbali bu baax ci sa wàllu wér-gi-yaram comme ni ma ko waxee suukar si tamit dina ko wàccee bu baax kon nañ ci farlu bu baax baax di féliciter directeur général alors non ci noonu nañu lay tàggoo Rougui di la sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëf wàccewul coono waaye sedd na xol macha allah yal na yàlla sàmm amiin yaa rabbi tout simplement merci beaucoup Rougui dama leen di remercier yéen tamit surtout nag ñi nga xam ne dañ doon dem seeti leen muy les médecins amuñu jot ñëpp xam nañ ne amuñu jot waaye nag dañ fi nekkal askan bi ba nga xam ne boo demee rek di taataan ay information ci ñoom ñu recevoir ñu avec beaucoup de facilité de disponibilité merci à eux téléspectateurs yi ak surtout équipe technique bi ñuy faral di àndal dama leen di jaajëfal alors la grande Aïcha ñu ngi lay remercier pour tout le travail info intox pour la bonne humeur et cetera li duuf ci nag li xajoo ci cin li waaye sant rek la ñu mën a def jërëjëf du weesu jërëjëf yaa xam même ça à la fin là tu me donnes des lexiques sénégalais wolof mais c'est pas grave dinaa jàng merci à toi merci Prince merci aux invités merci à mes collègues ñi jàpp ci liggéey bi je peux pas citer tout le monde mais du banc de montage en passant par les caméramans les sondiers et les personnes qu'on était allés voir le maquillage important tey West Dim sax moom voilà moom moo solal ñoom Evelyne le protocole la direction
direction générale, tout le monde. Et je vous demande de venir à mes côtés. Voilà. Comme ça, elle va continuer à parler. C'est Oui, ça. vas-y. Et taille, Aminata Bokoum, mon solal. Numéro de téléphone 77 423 16 21. Alors, je vais remercier particulièrement une grande dame. Elle, c'est Aminata Sy, Aminata Bokoum. Comment dire? Tata Evelyne. Alors, c'est Aminata Sy. À chaque fois, moi, nuit Evelyne. Protocole. Émission bi Prince voilà. Aminata alors, juste pour dire que Aminata, c'est elle qui fait justement, qui a fait le décor. Moi, qui ngeen di gis ni ñoo ngi koy sant di ko gërëm. Alors, di remercier Madame Kassé. Evelyne Ndiaye nga xam ne moom moo ñuy jàppale ci protocole bi ñu recevoir suñu invité yi. Elle s'occupe du maquillage. Alors Salif Sogné, tout le monde ne peut pas venir parce que caméraman yi ñu ngi téye seen caméra. Alors je vais les interpeller, enfin dire leur nom. Mansour mi ngi nii, on a Sabassi Faye, on a le père Massayer Thiaw, on a Ndeye Anna Seck ñëwul tey, on a vraiment toutes les équipes. Mais la réalisation réalisation bi dinañ ci ñëw dans quelques instants. Ma wax Salif Sogné, wax Ali Diagne, wax suñu xarit Mar ak technique vidéo tonton Ba. Alors André Thiombane, vraiment di remercier ñëpp. Le temps que may nag di dem jox xéewal yi suñu imam bi parce que moom mooy tëj tey émission bi ñu wax ak tuuti un tout petit peu ana seen micro. Waaw, c'est pas évident. Mais on va vous demander tout simplement vraiment bi ñu xalaatee album Ramadan rapidement nga ñëw am affaire yoo ñu lonkal xaw ñu yóbbu Mauritanie defal ñu ay couleur lalal ñu ay kii mais mu nekk travail de chaîne bu nga xamante ne bi macha allah dañu koy apprécier bu baax a baax Aminta. bon maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. waaw bon décor ma nga xalaate mooy. dam ne puisque album Ramadan la. waaw dëkk yëpp si xaj. kon dem si xaj ñëpp bokk si. waaw moo waral décor bi nii. mais est-ce que amoon nga ay moyens. amoon nga ay moyens non DG bi ngi lay xool DG ngi lay xool. waaw DG moom fa mu wax moom amoon naa moyen mais du si yokk waatee day gën a baax. Merci DG. waaw alors je ne pense pas que ñu mun jox parole ñëpp mais en tout cas Evelyne jëlal rapidement tonton Ba jël rapidement. Voilà Evelyne. waaw ñu ngi gërëm ñëpp. gis ngeen ni plateau bi macha allah comme ni mu ko waxee. gan yi yaakaar naa ni accueil bi jaar na yoon. kontaan nañ seen xol sedd na. gis ngeen ni partenariat bi commercial jàppale na si. ñëpp nag vraiment ñu ngi gërëm ñëpp. di wax déwénati. nañ ñu baal àq ñu baal leen àq. tonton Ba un mot. waaw di leen sant di leen gërëm. waaw di ñaan yàlla fekke nañ ko ren yàlla ñu may ñu fekke déwén. di nuyu tamit suñu administration. maa di yàggu fi. mais defe naa fu mu teg tànkam foofu la. macha allah waaw vraiment il est en train de faire du bon travail. très bien di diisoog nit ñi te loolu rek moo am solo quoi. très bien jottali ma micro bi rapidement. C'est bon tonton pare nga. di nuyu sama collègue Amsatou. elle n'est pas là mais maa ngi moom vraiment moom tamit ci liggéey bi la bokk quoi. D'accord. donc yal na yàlla taxaw. amiin amiin merci beaucoup tonton. alors juste quelques mots maquillage El Amina Bokoum vite fait. waaw maa ngi gërëm ñëpp yaa xam di wax ne RTS2 famille la. boo fi ñëwee coulisses sax moo dàqate sax biir studio yi. ambiance Del Malick maa ngi lay ñaan nga baal ma ak ndax pression yi tout ça wax dëgg yàlla. kontaan naa di ñaan yàlla nañ koy def ay album ay ati. macha allah Salif. man xam naa wax bi du bari parce que nit ñi wax nañ liñ ci war a wax yëpp. mais daal dañuy wax ne bon. weeru koor gi ni ñu ko wooree ci suñu kër yi. noonu lañ ko wooree ci émission bi. très bien bon ni ko Aminata Bokoum waxee suma yaay la. maman laa koy wooyee. neex na daal yàlla nañu yàlla may ñu fekk koy at yu man li ma ci dugal. waaw mooy day wane rek ni kër gi benn la. RTS 1 ak RTS 2 benn la. man ku ma xamee ci la une nga ma xamee. mais bi ngeen concevoir émission bi ñëw toog ni ma Prince dañu bëgg ku ñu góoral. bi ma ko waxtaanee tamit ak kilifa yi nekk fële dañ ne ma. kër gi benn la sotti ci la ak def ci. absolument donc te gis nga. noonu la ñu war a continuer di ko doxale kër gi. monsieur le directeur général. lii sa bébé la. absolument kër gu mag gi sa kër la. c'est-à-dire ñu lëkkale doole yi.
conjuguer ndoo suñu ay force su ko defee lu ñu song daan ko donc te lii wane ni mën na nekk donc nañu gën a ubbi buntu yi rek gën ko yaatal ñu ngi lay remercier DG ci sa disponibilité ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax waaye nag mbokk yi da ngeen may permettre rek ma remercier toutes les équipes yi nga xam ne dañuy ànd ak ñun su ma limee dinaa jum mais wax dëgg yàlla ni ma koy faral di waxee sama liggéey moo ci gën a néew liggéeyu presse ci gën a néew demuñu fenn wàccuñu fenn dañuy ñëw rek toog macha allah yal na yàlla sàmm ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm Sénégal yàlla defal ñëpp jàmm waa àddina nga wërngal këpp yàlla defal ñëpp jàmm ñi ngi xalaat bu baax nag ñi nga xamante ne bii dañu feebar ñi ngi xalaat ñi nekk ci prison yi ñëpp ñu ngi leen di xalaat léegi nag du ñu def rek lu dul jox leen rendez-vous le jour de la Korité incha allah waaye na ma ko waxee woon dañuy bàyyi imam mu tëj parce que sànq maa ngi wax ne que émission bi gaaw na parce que on était à l'école mais bul fàtte ñoom Aimé ak ñoom Delmali dañ doon déglu dinañ ci ñëw dañ doon déglu ku nga xamante ne bi macha allah xam-xamam waxam rafet na te jàngeen nañ ci lu bëri ñooñu duñ leen mën a fàtte ñoom Aimé ak Delmali ak Ami Collé parce que bu ñu waxee télévision je pense que réalisation bi da cee am doole lool macha allah les hommes de l'ombre on peut pas tous citer mais on ne peut faire que vous remercier léegi tonton dama lay bàyyi nga tëj album Ramadan ci kàttanu yàlla parce que xam naa ne tëjin wi dana rafet ñoo ngi lay sant di la gërëm mais est-ce que bëgg nga man mi ko xam ma am lu ma ko ñaan ma am lu ma ko ñaan dama bëgg ci maanaam yooyu ngay taaral di ko teg muy dem nii émission bi album Ramadan la tudd te weeru koor gi moo ko taxoon a jóg waaw ci affaire yi ngay def rek maanaam genre taalif poème yooyu nga ñii ngay pare macha allah xanaa ñu dugal lépp rek ci baat bi nga xam ne boo ko tuddee lépp dugg na dëgg mooy alhamdulillah 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 yii ñu wax yëpp gannaaw ba ñu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yii ñu wax ak yi ngay xalaat ak yi nga bëgg a wax yëpp day dugg ci baat boobu di alhamdulillah bi ci des mooy alhamdulillah boobu ñu wax yàlla nañu ko nangul moom bu ko nangoo sunu lépp baax di sunu àdduna di sunu àllaaxira ginnaaw alhamdu te it yàlla na barkeel liggéey bi di ñaanal it directeur général Hadji Racine Talla yàlla mi ko teg ci bopp RTS yàlla na ko téyel yanam te yàlla na ko ci sagal yàlla na ko ci defal ndamu biir ak ndamu biti ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yàlla bu ko ci dara jaaxal bi ci des mooy ñuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala xam nga bëgg yàlla neex na de yàlla may la nga bëgg ko neex na de wala neexul neex na kay mais am na lu ko dàq bëgg yàlla am na lu ko dàq xam nga lu ko dàq mooy yàlla bëgg la dëgg la kon yàlla na yàlla bëgg amiin amiin jërëjëf kontaan nañu yàlla na ñu yàlla nangul amiin te yàlla na ñu yàlla may ñu mujj ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ci noonu la ñuy leen di tàggoo di leen jox rendez-vous pour inchallah beneen acte beneen album Ramadan yal na ñu yàlla may ñun ñëpp ñu wér ñu wérle di ko ñaanal sunu bopp di ko ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp on vous dit au revoir à l'année prochaine bye bye.